asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen béggee bu baax a baax fa seen wax rek ci inondation yi nga xamante ni sonal na ñenn ci sénégalais yi rawatina waa Dakar ñi dëkkee ci banlieue bi ak ñenn ñoo xamante ni tamit ñu ngi dëkk ci région yi mu nekk loo xam ne lu métti la képp koo xamante ni gis nga condition yi ñu nekkee ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund ndax ndox boo xam ne daf leen a envahir muy ndoxu taw vraiment di nga xam ne lii métti na rawatina nag boo nekkee compatriote seen mbokk sénégalais defe naa ne vraiment war na la mën a métti man nag bokk naa ci ñi nga xam ne maa ngi bokk ak ñoom méttit bi parce que nit lu ko manti dal rawatina sa mbokk war nga mën a gis sa bopp ci lu ko dal muy naqar di bànneex da nga ko war a bokk ak moom te sénégalais yi am na si ñoo xam ne dañoo sonn lool xam nañ lu ci dëkk ak ndox neexul dafa métti te am na ñoo xam ne conditions yu métti yi nii ak inondation yi ñu ngi koy dund ça fait des années te ba léegi amagul benn saafara ci nguur yi fi jaar yëpp ku ñëw daal di nga wax ne di nga génnee ay milliards pour def ko ci la lutte contre les inondations waaye dañuy gis ne du am saafara loolu nag métti na lool kon moo tax man bu ma leen gisee ci ndox mi dafay mel ni man maa nekk ak ñoom ci biir ndox mi donc parce que li waral loolu mooy dëkk ak ndox dafa am ay risques yu bëree yu ci nekk parce que les reptiles yu ci mel ni ay jaan ay bar ak yeneen yoo xam ne mën na lor doomi aadama mën nañ ñëw porox ndollu ci te su boobaa lor mën nañ ci am su fekkee da nga bëgg a togg doo am foo teg sa cin pour togg te xam ne nit dafa war a togg chaque jour pour lekk voilà su fekkee da nga war a dem toilette pour nga utiliser sa toilette yi dañuy devenir impraticable donc gis ngeen waajoo ju noonu ci vidéo bi li mu wax ju daw yaram la wax ju métti la voilà man bi ma ko seetaanee sama yaram dafa daw xam nga am ay xale yu fa nekk am ay mag yu fa nekk te xam nga xale ak ndox c'est pas sûr wóorul mën nañ sax lab ci biir ndox mi yàlla tere màgget timit kazalika na ko noonu ba tax na daal li leen dal métti na man je compatis te lii yëpp gannaaw yàlla lu leen ko teg mooy njiit yu bon rek waaw njiit yu bon yoo xam ne liggéeyuñ parce que tey le président actuel muy Macky Sall président de la République bi mu faloo bees dafa ñëw di ngandlu ne dafay teg benn plan boo xam ne mu ngi ko tuddee plan décennal pour la lutte contre les inondations mu débloqué 767 milliards def ko ci ñu dawal 2012 2013 2014 2015 ba ay 2016 mu commencé nag di bàkku naan inondation amatul Sénégal fu mu nekk nii jeex na maîtriser nañ ko te loolu dara du ci dëgg waaw te xam na ne moom du dëgg parce que xaalis boobu noonu defuñ ko ci fi ñu ko war a def suñ ko defoon ci xeex inondation bi dëgg jaarale ko ci yoon defe naa ne inondation kenn du ko waxati Sénégal parce que 767 milliards du caaxaan dañu waxante dëgg mais nag xam nga Macky Sall moom avant muy falu si programme am daf doon wax ne gouvernance sobre et vertueuse waaye defe naa ne fu mu nekk nii moom comme ni koy Pape Alé Niang di waxee gouvernance sombre et vicieuse moo fi nekk parce que gaay mi moom defe naa ne sàcc xaalis ak détournement de deniers publics ak insolence ak arrogance defe naa ne ñoom ñoo battre record bi ci nguur yi fi jot a jaar yëpp loolu daal lañ man waaye liggéey bu jaar yoon defe naa ne loolu seen problème la kon man li ma jàpp mooy 767 milliards yi defuñ ko ci xeex inondation yi parce que buñ ko ci defoon defe naa ne solution am na bu yàgg te mbir mi saafarawu na inondation lenn rek moo koy saafara lenn mooy def assainissement yu baax a baax ay canalisation yu baax yoo xam ne eau pluviale bi bu ñëwee daf fay jaar ak yi nga xam ne eaux usées yi foofu lay jaar gis ngeen Dakar tubaab yi bi ñu fa nekkee quartier yi ñu nekkoon ba léegi seen réseau d'assainissement bi dafa baax doo fa gis inondation mukk biir Dakar muy Dakar Plateau Médina bi nga xam ne sax tubaab yi ñoo ko sanc waaye sancuñ ko woon pour dëkk fa mais suñ mbokk lébu yi lañ ko sancaloon mooy bi peste bi amee te doon rey ay nit yu bëree bëri sama mbokk lébu yi nekkoon foofu noonu cëddeem ñu jëlee leen fa ñu bañ na sax duñ fa jógee il a fallu l'intervention de Seydil Hadji Malick ñi nga xam ne seen sëriñ la woon
pour ñu mën a toxu Médina ci jamono yooyu waaye laataa ñuy àgg Médina fekk na tubaab yi defar nañ ko canaliser ko defar réseau d'assainissement bi ba mu baax ñu soog a ñëw dëkk te nag defe naa ne loolu sax moom moo jaadu mais Sénégal da ngay gis koo xam ne ñoo xam ne dañuy sañ ci quartier jékki-jékki rek viabiliser ay terrain tabax ko mu jóg te amul réseau d'assainissement dañ xam ne asamaan si dafay taw te bu tawee ndox mi bu amul fu mu jaar dafay taa c'est normal lenn mooy saafara inondation mooy assainissement bu jaar yoon su fekkee assainissement bi jaar na yoon nga def ci li nga ci war a def yëpp inondation bu amee rek xamal ne catastrophe naturelle la maa ngi dégg nag ay naafeq ay seytaane yoo xam ne xam nga rek ci réseaux sociaux yi lañ nekk mooy ñi nga xam ne waa APR yi ñoo leen di recruter créer loo leen ay faux compte pour ñuy ñëw di divertir sénégalais yi di wax ay wax yoo xam ne sax du ay dëgg naan waaw Belgique ak ay Allemagne ak yooyu sax am na inondation mais c'est pas la même chose loolu catastrophe naturelle la États-Unis ak fépp day am inondation mais loolu catastrophe naturelle la dafay nekk loo xam ne lu bette lay nekk ñëw te du fa am sax 4 jours voilà mais ndox mi nekk ci banlieue bi ak ndox mi nekk ci région yi Sénégal mais depuis 2005 am na ñoo xam ne dañu déserté sax seen kër yi yàqu ba depuis 2005 ba léegi Sénégal problème mu inondation dafa am ba léegi mënuñoo fexe ba régler ko yéen a ngi fàttaliku cité Bellevue yéen a ngi fàttaliku ay Daaru Xaan ak ay Médina Gounass ay ñetti mbaar Pikine boo demee Géejawaay tey am na kër yu bëri dañ ko abandonné depuis yàgg na déserté ko ndax ndox mi moo ko yàq reportage yu ngeen di seetaan léeg-léeg ngeen gis ñoo xam ne dañuy wax ne ñoom ndox mi bi mu ndoxu daaw bi ndoxu ren bi daf ko fay fekk donc kon gars yi ils sont pas sérieux xaalis bi fu ñu ko war a def duñ ko fa def dañ koy sàcc ñoomi neen seen biir parce que gis nga affaire inondation yi nii programme d'urgence lay nekk ak ay affaire comme loo xam ne daf la bett comme ay attaque terroriste wala benn catastrophe naturelle bu jékki-jékki rek ñëw su boobaa xam nga doo fa nekk di def ay appel d'offre ak yooyu da ngay jékki-jékki rek génnee xaalis rek après daal di ko ciy def mais nag xaalis bi ñañ koy jox pour ñu def ko si ñoom seen ay xarit la ñuy dem jël ñuy dem jël seen ay goro ñuy dem jël seen ay mbokk ñëw suñ si waree def 1 milliard duñ ko ci def 400 millions lañ ciy def wala ñu def ci 300 millions lu ci des ñu séddoo ko ñoom seen biir ñoom dara intéressé wu leen lu dul seen poche ak seen bopp xaalis bi Sénégalais yëpp bokk ci secteur boo mënti dem tey ci état bu Sénégal gars yi dañ koy jël di ko sàcc ñoomi nen parce que da ngay gis ay ministre milliardaires di gis ay député milliardaires di gis ay directeur général milliardaires di gis ay nit ñoo xam ne amuñ sax ñoom benn poste occupé wuñ benn poste mais dañuy nekk ay nit ñoo xam ne rek xaritu ministre yi la ñuy nekk wala xaritu directeur généraux yi wala ñu boole leen ak ñoom ñu jël xaalis di leen jox ay marché gré à gré su ko defee ñu séddoo xaalis bi nga xam ne moom la sénégalais yëpp bokk sénégalais lambda bi nag moom nekk fële di sonn bu tawee ndox mi sonal ko doomam yi duñ mën a jàng bu baax ndax éducation bu bon bu feebaree du mën a faju ñu bëri dee nañ tey manque de moyens moo tax ñu dee tey ci hôpitaux yi ndax ñàkk plateau médical bu baax digne de ce nom nañu waxante dëgg ñii ils sont pas sérieux waaye nag waa banlieue bi ak ñenn ñu mu dal ci région yi muy wàllu inondation bi nii dañ see am part de responsabilité parce que gis nga gars yi jiite ñu nii façon politique bu ñoom Senghor nekkee woon Abdou Diouf nekkee ko ba ci Ablaye Wade ñoom biñ ñëwee dañoo waxoon ne rupture la ñuy indi ne loolu daf fiy jeex te ñoom dañuy def pire lu gën a bon la ñuy def mooy jël ay nit def leen ay militants alimentaires xam nga ñëw xiifal leen ba ñu xiif duñu leen defal dara bu élection jotee ñu ñëw indil leen ay t-shirt di leen jox ay sandwich di leen dugal ci ay car di leen fay ay 5000 francs ay 10 000 francs ci l'argent du contribuable xaalis bi nga xam ne ñoom ñoo ko moom seen xaalis la moom lay gars yi di sàcc ba pare ëlbatiku ñëw ñoom di leen ci jënd pour ñu ñëw feesalal leen seen ay meeting te mënuñu régler seen benn problème seen maire yi ñuy fal nga xam ne dañuy forcer ba falu ñooñu bu ñu leen falee tous duñ ko def ci dëkk ya waaw léegi nag yéen a war a am fulla bi mooy ngeen préparer yéen mag ñi yéen ñi nga xam ne am ngeen carte électeur ngeen sanctionné Macky Sall ak ay mairam ci élection locale yi di ñëw su élection législative yi ñëwee ngeen dàbbaliwaat ko
sanctionné ko ñu nangu majorité bi assemblée nationale ci loxoom loolu mooy faj affaire bi su ko defee affaire troisième mandat bi nga xam ne mu ngi ci xelam te mu tapet pour wax ko ragal pour wax ko mais acte yi muy posé yëpp mooy ne daf ko bëgg a def parce que Alassane Ouattara def na ko Alpha Condé def na ko mu jàpp ne moom mën na ko def mu réussir waaye nag amul fit bi pour wax ko waaye buñ fexee ba mu gagné élection locale yi gagné élection législative yi mais day am fit pour laaj troisième mandat te xam ne nan la koy defee mais buñ ko may loolu xola uti leen seen ay carte électeurs yéen ñu amagul carte électeurs yéen ñi nga xam ne seen ay carte électeurs moom moo ko confisqué woon Macky Sall téye ko parce que dafa xamoon ne du ngeen ko voteel en 2019 ginnaaw bu mu defee 52 milliards ci carte d'identité yi xañ leen seen ay carte d'identité pour ngeen war a voter te vote nekk un droit boo xam ne citoyen bi moom moo ko moom war a fal war a folli mu xañ leen ko parce que xam na ne il n'était pas favorable ci yenn dëkk yi fexe leen ngeen def le tout pour dem jëli seen carte électeur yooyu noonu ñu téye woon ci commission yi yéen primo votant yi nga xamante ni 2021 si janvier bi ci ngeen war a am 18 ans wala am ngeen ko sax ci fin 2021 bi fexe leen ngeen dem uti seen carte d'identité nationale su fekkee amu leen ko da ngeen dem ci maire yi uti extrait dem déposer seen carte d'identité nationale yéen ñi nga xamante ni nag dañ leen defal ne mënu leen a voter fexe leen ngeen dem uti ji certificat de domicile ci chef de quartier ba su ngeen jëlee certificat de domicile bi dem maire yi bu leen gën a jege ci fi ngeen dëkk ngeen ut certificat de résidence ngir mën a dem ci commission yi pour mën a am seen carte d'électeur bindu ci liste électorale yi bu ko kenn sàgganee su ngeen bëggee li fi nekk nii jógee fi coono yi ngeen di daj ah da ngeen di sanctionner Macky Sall ak ñi ñu àndal bañ xam ne sanctionner nga leen parce que defuñ fi tous lenn la fi Macky Sall nekkee ci 9 ans yi ñu ko fal ci 9 ans yëpp bi ñu ko falee léegi parce que dafa gëm na 9 ans te 12 ans la war a def parce que 2024 la war a jeexal ci 9 ans yëpp répression la fi nekkee jaay doole fayu wante am na benn concours général bu amoon Sorano la woon mu wax carrément ne moom il n'était pas prêt pour être président de la République mais il est parti à la conquête du pouvoir parce que dafa subir injustice mooy bu mu nekkee président de l'Assemblée nationale oo woon Karim Wade pour mu ñëw leeral affaire u ANOCI bi loolu c'était normal man d'accord naa ci loolu moo tax ñu jaxase ko ak Ablaye Wade ba mu rendre le tablier démissionner ci parti bi ba pare créer partem dem pour laaj nguur gi nguur nag kenn du ko laaj pour venger wu pour se venger jamais gis nga réew boo koy laaj da ngay fekk nga am programme bu baax a baax a baax am vision bu baax a baax pour suñ la joxee réew mi nga mën ko liggéey mais ancien président bi jotee na ak moom parce que ci gouvernement am laa nekkoon on a doom assemblée nationale mere na ma gars yi jaxase nañ ko ak man poussé na ma à la démission léegi démissionné na léegi damay dem à la conquête du pouvoir juste rek pour se venger moo tax waa ji dérive yi mu nekkee warul betti kenn waa ji incompétence am warul betti kenn parce que waa ji amul compétence fu mu nekk nii Sénégal amul benn secteur boo xam ne da nga koy laal teg ci sa loxo ñu ne la secteur bii dox na du santé du éducation du transport ah Sénégalais yi amuñ ndox mu sell mu ñu naan ah denrées alimentaires yi gis ngeen yokku na suukar yokku na ceeb yokku na meew yokku na gaz yokku na te Sénégalais yi loolu la ñuy dundee loolu nag lu koy saafara mooy am leen seen fulla ak fayda Macky Sall wane na ay limitam wane na ay preuve am moog ñi mu àndal manuñ ngeen xool ki nga xamante ni nag am ngeen ci moom yaakaar ngeen tànn ko jox ko réew mi loolu moo tax seen carte électeur bi am njëriñ nit day ñëw wax ak yéen ngeen lire programme am déglu ko te ngeen bàyyi di fan nit ay kii dafa rafet ak wala di jël ay victime koo xam day ñëw victimiser wu ne waaw am naag Ablaye Wade problème fekk def naag Ablaye Wade 8 ans Wade sax moo tax sénégalais yi xam ko mais dafa trahir Ablaye Wade fayul naar ba xoromam Wade moo ko def ministre de l'intérieur moo ko def ministre de l'énergie moo ko def premier ministre moo ko def président de l'Assemblée nationale donte député dañ koy fal waaye nag président bi suñu faloo maanaam suñu gañee assemblée nationale ba am majorité président mooy wax gars yi ne leen tànn leen kii ngeen def ko président de l'Assemblée nationale homme de confiance am lay jël du nomination mais moom mooy proposer majorité bi pour ñu fal diw président de l'Assemblée nationale kon Ablaye Wade
moo tax ñu xam Macky Sall avant sax mu koy def ay ministre dafa na ko directeur général Petrosen ñu am benn problème Macky Sall maire ne day dem jëli nguur gi pour se venger de la famille Wade jël Karim Wade jaay ko doole tëj ko ci kaso bi Karim Wade kenn waxul ne waruñ ko woon a atte war nañ ko atte normalement parce que bépp citoyen boo xamante ni dañ la dénk dara ci réew mi wax dëgg yàlla da nga war a rendre compte reddition des comptes dafa war a am mais nag dañ ko war a teg ci yoon mais Macky Sall moom da doon venger wu moom il réglait ses propres comptes avec la famille Wade rawatina Karim Wade parce que dafa jàpp ne Karim Wade moo tax moom mu am ak Ablaye Wade problème réew kenn du ko jiitee noonu moo tax waa ji échec rek lay def waa ji mënul yore réew répression rek la xam répression dóore ku àndut ak moom mën a dina dal sa kaw ñi ànd ak moom chaque jour corps de contrôle yi ñu ngi leen di épingler ndax ay sàcc yu leer naññ mais da leen di jël di leen protéger gis ngeen Nafi Ngom Keïta li tax nekkatul Sénégal parce que dañ ko teg OFNAC pour gars yi ñiy gérer lu ëpp ay milliards ñu mën a def déclaration de patrimoine am ñoo xamante ni nanguwuñoo def déclaration de patrimoine président Macky Sall di leen protéger am ñoo xam ne dañoo sàcc mu leer naññ mu leen di protéger jël procureur am teg ca tribunal ba ak doyen des juges am Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm mook Bassirou Gueye ñu nekk fa jàpp doomi aadama yi di toroxal rek ku àndut ak Macky Sall rek ñu ngi sa kaw di toroxal nit ñi rek jël ministre de l'intérieur am Antoine Diome jaarale ko CREI mu nekk substitut procureur xam nga mu jógee mu def ko agent judiciaire de l'État lépp ngir ay complot mu jógee mu ñëw indi ko ministre de l'intérieur pour lan pour mu koy éliminer ay ennemis jàpp nit ñi di leen toroxal di def lu ñaaw waaye nag ba ñu ñëwee ba ci nag laalaake bi muy Ousmane Sonko nag ci la ko sénégalais yi nag ne ko nag laal nga laalaake jóg dal ci kawam voilà ne ko nag ay jàpp ay adversaire di tëj loolu jeex na fi waaw moom loolu la xam toroxal doomi aadama boo xam ne àndut ak moom bokkut ak moom gis-gis tëjee kaso di xañ nit ñi seen ay droit yi nga xamante ni moom bi mu nekkee dans l'opposition loolu la doon xeex bi mu ñëwee mu ngi def lu gën a yées lu Abdoulaye doon def ñun loolu rek lañ mas a dund ak Macky Sall loolu rek lañ mas a dund ak Macky Sall kon problème yi ñu am nii yëpp Macky Sall mooy le seul responsable parce que moom lañ dénk réew mi muy fowee réew mi moom ñu mu àndal xamuñ dara nag lu dut saaga amuñ argument saaga rek lañ xam saaga xaste dóore tëje kaso loolu rek mooy seen yitte doo leen oo ci débat mukk bañ tontu la ci débat xam-xam même ñu ñuy yónni ci réseaux sociaux yi dañuy ñëw di saaga nit ñi comme sama classe gi bu ñu leen gisee ñuy def live wala ñuy def ay vidéo dañuy commenter ne yow xanaa amoo liggéey loolu rek lañ lay wax au lieu que ñu déglu li ngay wax yow poser la ay questions wala ñu indi ay arguments yu leer ci li ngay wax contredire la sax bu ko defee débat ubbeeku ngeen mën a débattre mais dañuy ñëw rek dugg yow xanaa amoo liggéey dama liggéey waxu caaxaan yooyu waxu ñàkk fayda yooyu loolu mooy lan ay demal liggéey nit dafa mën a liggéey 24 heures sur 24 xanaa nit sax yow loolu liggéey xanaa di nga am 2 heures de temps boo xam ne di nga mën a toog sax 30 minutes di nga wax ko def ci live wala nga def ci vidéo wax li nga bëgg a wax su fekkee nag wax yi nit ñi di wax nii moo leen déranger mënul leen a fexe ba nit ñi noppi man de kenn mënumaa noppiloo buñ ma tiimale woon balu fetal sax na ma noppil dama naan la dóor ma balu fetal mais du ma noppi parce que yéen moomu leen nit ñi moomu leen Sénégal da ngeen a jàpp yéen a moom nit ñi su ngeen jàppee ne yéen a moom Sénégal vous vous trompez da ngeen di nax seen bopp Sénégal yëpp ko bokk voilà kon daal fi may jeexalee mooy dem leen ngeen jëli seen carte électeur yi na leen jaral lu nekk am na ay maire Benno Bokk Yaakaar yoo xam ne dégg naa dañuy tëj seen ay état civil di xañ primo votant yi nga xam nañ ne duñ votel Macky Sall seen ay certificat de résidence pour ñu mën a dem ci commission yi ngir mën a am carte d'électeur loolu lañ bëgg mais bu leen may loolu carte d'électeur sax bu nekkoon ci démocratie yu mag yi soo amee 18 ans rek yow automatiquement yow da ngay nekk électeur dañ la koy sax yónnee par poste da ngay ubbi sa boîte aux lettres nga jot ko waaye nag comme fële ay affaires yu njuuj njaaj moo fa am te Macky Sall bëggul élection benn élection rek la mas a gagné ci àddunaam mooy élection 2012 bi mu toogee xam na ne nax na sénégalais yi ba toog parce que dafa ñëw victimiser wu tombeek sénégalais yi mere Abdoulaye Wade ci 3e mandat bi ak Karim Wade mi ñu jàppoon ne daf ko bëgg a teg pour mu remplacer ko Macky Sall ñëw tombeek mu am ak famille Wade problème ñëw victimiser wu porox ndollu ñu fal ko waaye xam nañ ne du waaja léegi nag bi mu xamee ne moom sénégalais yi dañoo juum ci la nekk nag di def ay pexeem ay njuuj njaaj élection yi mu njëkk a organisé muy législative 2012 da kaa sàcc
élection locale 2014 bëggoon na ko sàcc waaye gars yi dañoo voté massivement pour mën ko gagner ci Dakar kon su ngeen bëggee gagner Macky Sall nag da ngeen di jóg ngeen voté massivement parce que su ngeen voté massivement sàcc bi du feeñ élection présidentielle yi gis ngeen lim ko jaraloon daf ko jaral mu indi ay parrainage indi lu nekk donte sénégalais yi nag voté nañ bu baax a baax waaye boobu da cee tegoon bakkanam bi ne dina ko am lépp lu mu ko jaral pour mu toog ci nguur gi na leen ko jaral yéen parce que ñun ay sénégalais lañ wax dëgg yàlla kenn waruñoo forcer ñun ne da ngay toog Sénégal par force kenn warul forcer na yow da ngay gagner ay élection par force élection pour nga gagner ko peuple bi ñoom ñoo war a tax nga gagner ko parce que seul le peuple est souverain peuple bi mooy tànn ne diw lañ bëgg mu jiite mairie bii nii ci population yi ñoom ñooy tànn ne diw lañ bëgg mu jiiteel ñu suñu mairie bi su fekkee élection législative la dañuy tànn tamit ne kii ak kii lañ bëgg mu demal ñu assemblée nationale représenté ñu fa su dee élection présidentielle ñu ne diw lañ bëgg mu jiite réew mi waaye kenn warul nangu ñuy foqar ñi ay élection par force di toog boo xamante ni dafa illégal nga xam ne ka fay toog sax dafay nekk koo xam ne il est illégitime kon dem leen ngeen fexe ngeen am seen carte d'électeur na leen ko jaral lu nekk na leen ko jaral voilà rawatina nag les primo-votants yi nag bu ngeen gisee mu leen di xañ pour ñu am carte d'électeur parce que xam na ne amul benn jeune boo xamante ni ànd na ak moom xanaa nga nekk jeune bu waaye di jeune boo xam ne tu n'es pas conscient rek mooy ànd ak Macky Sall waaye boo nekkee jeune bu conscient di nga ànd ak keneen ku dul Macky Sall kon dama leen jëli seen carte électeurs yi ngeen préparer élection locale yi élection législative yi parce que loolu mooy premier tour élection présidentielle yi su ko defee ñu débarrassé wu ci Macky Sall une bonne fois pour toutes asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.